Bientôt au Sénégal, Lions of Africa présente Tal India. Après avoir effectué 2 visites en Inde, en passant par la Norvège, Lions of Africa décide de rendre la balle au Sénégal. Une fusion de cultures indienne et sénégalaise dans une atmosphère de folklore. Sous la présidence de M. Macky Sall et sous l'égide de M. Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication. Sous le parrainage de l'ambassadeur de l'Inde au Sénégal. Les 6, 7 et 8 mai 2022 à Dakar, Saly et Saint-Louis. Les cultures indiennes et sénégalaises à l'unisson. Lions of Africa. leen di jaajëfal mbokki internet yi safo di seetaan Sunugal 24 mbégte la ñu am saa su ne di janoo ak yéen ci le point de la rédaction muy jotaay yi nga xamante ni saa su ne dañu koy amal di ci waxtaane lépp loo xam ne si ni actualité rawat na la fay ji weex ma ci ànd ak Moustapha Mbaye bàyyi ko mu daal di nuyoo ñu soog a jàll ci waxtaan bi noo def Moustapha. maa ngi fi Cheikh Mahfous maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun si suñu émission bi di le point de la rédaction di nuyu Libaas Laay Matar. waaw nag àjjuma ji tey da nga kontaan de. waaw dañuy sant yàlla waaw mais noonu la ñu dañuy kontaan chaque jour. dañuy kontaan chaque jour di sant yàlla rek. kontaan nga jàmm bi moom santuma ko. kontaan continuer acca mi ngi noonu. noonu la ñu koy daal di commencer donc ci ak li nga xamante ni moom mooy yëngal jamono moo yëngal àdduna muy Dubaï porte à porte yi nga xamante ni jamono ji influenceurs yëpp xam nelawatuñ donc ñu ngi koy gis ci li nga xamante ni moom moo di réseaux sociaux yi donc am nañ ay réaction nag ci ay yenn ci ay influenceuses donc gis nañu Rango réagir na ak ki nga xamante ni mooy Ivoirienne boobu nga xamante ni moom moo di Adux Yao moom mer na ba fut waaye ki nga xamante ni moo di Rango moom li ma xam ne rek mooy dem na Dubaï mais par invitation la fa demee woon te ba mu demee tamit dafa def la nga xamante ni moom moo di liggéeyam wàññeeku nee na bokkul ci ñi nga xamante ni dañuy lekk ay ginnaaw kër comme ni mu ko xamalee donc mais gis nañu aussi que yenn ci influenceuses ñu ngi commencé di supprimer seen vidéo yi nga xamante ni vidéo Dubaï la donc internet bi moom wala réseaux sociaux yi ñi ci amoon ay vidéo yi nga xamante ni Dubaï lañ ko filmé woon yëpp supprimé nañ ko ci seen ay compte bu mel que ni Dubaï moom fan yi jamono ji moom kenn bëggu fa dem kenn bëggu fa wane benn photo boo xam ne si ni wala benn vidéo boo xam ne si ni Dubaï la ñu ko filmé Moustapha mu mel que ni yëf yi ba léegi mi ngi koy di lëmbee muy Dubaï porte à porte yi ak li nga xamante ni moom moo fa xew jamono yële ñu génn ñu wane ko ci ay vidéo muy ñoo xam ne si ni dañuy sëy ak ay xaj muy ay influenceuse wala ñu nekk ay miss wala li nga xamante ni mooy ay animatrice ba ci ay mannequin donc ñoom ñoo ñee rek lañu la benn influenceur bu dëkk Cameroun daal di wax ne que ñoom ñoo fay def lu nu mel donc am na 43 filles yoo xam ne si ni ay sénégalaises lañ donc jàpp nañ ni ñoom ci mbir moomee la ñu bokk Moustapha waxoon nañ ko fan yile mais comme ñi ngi réagir ñi ngi génn seen ay compte di def li nga xamante ni moom mooy ay démenti ana tey ban réaction nga ciy def waaw def nañ ay réaction comme ni ñu ko waxee ñu ngi suivre mbir mi moom dooree ba léegi et man bi ma ci dooree sax doon wër ci internet dama gis ne ay plateau yoo xamante ne ay émissions yu nekk France émissions yu nekk yeneen dëkk ci sous région bi Côte d'Ivoire dëkk yu bëri dañ ci def ay plateau parce que ils se sont dit que ni benn phénomène la boo xam ne dafa concerné ay dëkk yu bëri benn phénomène la boo xamante ne concerné tamit ay jigéen ñu bëri ñoo xam ne dañoo siiw maintenant comme ni ñu ko waxee rek bu dara amee nag souvent dafay doon loo xam ne bu defee tâche rek dafay tilimal ñëpp waaw dafay tilimal ne du ñëpp ñoo set moo tax am na ñoo xam ne tey jii elles ont mal fi ñu toog dañoo am leen metti parce que mosuñoo jege sax lu ni mel doon nañ fa dem di ñëw mosuñoo def lu ni mel donc bu lii ne paf rek seen kaw bu ñu leen xoolee rek bëtu ñooñu lañ leen di xoolee parce que dañuy jàpp ne fa ñu doon dem loolu lañ fa doon def te surtout sax comme ni ñu koy waxee ñi nga xam ne say ennemis lañ wala say détracteurs mën nañ ko sukkandiku génnee say photo partagé ko maa ngi daje ay vidéo yoo xam ne dañ ci rangale ay xale yu jigéen yu doon dem Dubaï ñii ñëpp après ñu def ko après fin bi ñu def ci photo yi naka sudul noonu kon nga xam ne kon ñu ngi impliqué ay doomu jàmbur yoo xamante ne yàlla xam na ne parfois seen yoon nekku ci dugaluñ leen ci dara defu ci maintenant comme ni ñu koy waxee rek qui s'excuse s'accuse am na fu mbir di toll man pour man bu fekkente ne da nga am ci loo ñu doon la ko junjëkk yooyu dafay gën a wóor dafay gën a baax nga ne tekk parce que le silence est une forme de communication silence façon bu communiquer la façon booy waxee la mais su fekkente ne mbir dafa am tu n'as pas été interpellé kenn cité wul sa tur kenn tudd la ci dara nga commencé def sa live di wax naan man damay dem lii ak lii ak lii ak lii pour man loolu déjà wax ju bëri rek ku nekk après mën na am lu mu ci déduire mën na am leen lu ñu leen waxal donc jarul excusé wu c'est un fait qui est là comme ni ñu ko doon waxee lu fi yàggoon nekk la lu fi nekk la lu fi continuer di nekk la maintenant comme doon na am na yaa def défaut yàlla rek a xam mais lii war mooy daal comme fait bi mi ngi fi ñu constaté ko
xool naka la ñuy def ba su fekkente ne mën nañ ci wax ba mu am lu mu wàññi parce que tamit maa ngi doon gis kenn koo xam ne ne Dubaï rek moo siwle mais mi am na ci yeneen dëkk yoo xam ne ñi yenn yi Europe la ñu nekk yenn yi États-Unis la ñu nekk peut-être façon yi ñu koy defee mooy wute rek mais xale yu jigéen ñi ngi leen fay jàpp comme ay esclave ñi ngi leen fay jàpp di leen def loo naka sudul noonu ñenn ñi ay jigéen lañ ñenn ñi ay góor lañ donc Dubaï moo feeñ la rek mais bëri na ay dëkk yoo xamante ne mi ngi fay am Émirats arabes unis bi da nga ko fay dafay am lu gën a bëri dëkku Europe yeeg yeneen dëkk yu bëri dañ ko fay gis maintenant bu fesee rek wala benn vidéo bu génnee vidéo bi comme ni mu génnee si Twitter te après ne bi ñu defee ay recherche sax gis nañ yeneen vidéo yu ko gën a bëri am na yu gën a fes am na ci yoo xamante ne xale bu jigéen la boo xamante ne je pense que Mahfouz wane woon na ma sa vidéo bi génn lañ ko takkal xaw ma muy def yu fi xaj nekk ci benn case waaw buñ koy jox yenn saa benn bu assiette bu ndaw la ñuy def ci meew nga war koo naan comme ni ko xaj di naane donc peut-être ay pratiques yu gën a ak yoo xamante ne sax xel mayu la nga koy nettali nit ñi di ko dégg yoo xamante ne ñiy liggéey ci internet am na vidéo yu bëri yoo xam ne ñi ngi koy jot yenn ñu ngi lay envoyé yenn liens yi nga dem di ci cliquer di ko gis donc pour vous dire que ne ñaawteef bi foo ko natt rek Mahfouz weesu na ko foo ko natt rek weesu na ko maintenant loolu lu fi am la nag léegi naka la ñuy xoolee naka lañ koy jàngatee mais aussi yan solution lañ ciy indi pour que yu ni mel bañ a am xam naa du yomb nag comme nit ñi ñoom moom seen bopp aussi bu ñuy dem am nañ droit dem fu leen neex mais tey nan la ci mën a def ba nga xamante ni lu mel ni du ci am parce que tamit deru Sénégal mi ngi ci yàqu ci àdduna bi c'est vrai ak deru dëkk yu bëri xam nga dafa am lu am bu ñuy dem am na ñoo xamante ne ay victimes lañu ñu bëri si ñoom sax ñu bëri si ñoom mën nañ ne 80 ba 90% ay victimes lañu booy dem lan lañ lay wax dañ la naan escorte ngay demee escorte girl ngay nekk da ngay dem nga tenir compagnie ay ñoo xam ne ay milliardaires lañ lay wax boo demee ñoom ngay àndal nga wéttali leen ci plate bu table bu ngeen di toog di lekk ak yooyu bon ñenn ñi am xaw am tuuti dañ lay proposer mën ngeen passer à l'acte bu ngeen tolloo fenn fi loolu lañ lay wax mais duñ dugg ci biir détails yi duñ yegg ak yow fenn fi mais dañ naa daan ay milliardaires nga amal affaire expliquer la bu ko defee yow boo dee ku bëgg xaalis nga xam ne lii comme la boo xamante ne man mënoon naa dund ba dee du ma ko am donc pour benn séjour une semaine buñ la ci proposer benn 200 millions nga ne tey dëkk bi neex donc loolu tey ji mooy indi yenn léegi kooku bu demee foofu nag parfois lii leen ciy fekk mooy da ngay gis ku dem ba foofu ñu boole ko ne la benn nit ngay àndal ngeen dem ba daje si hôtel bi et à la place de benn nit 5 nit fekk la fa léegi 5 nit fekk la fa ñu commencé di def naka sudul noonu te nee na li gën a sànq xale yu jigéen mooy bu njëkk si sa passeport la ñuy retiré bu ñu retiré sa passeport ci Dubaï yàqu nga amatoo foo jëm mënatoo dem sinon buñ la jàppee prison moo la cay fekk donc loolu moo waral ñu bëri nag bu ñu retiré seen passeport après esclave lañ leen di def leen naka sudul noonu am na comme ni ma ko waxee ci recherche yi am na benn dame bu ne sax moom dañoo dem ba dañ koy violenté di ko commencé di ko fitnaal di ko dóor di ko def naka sudul noonu parce que c'est des gens yoo xam ne ñenn ñi dañuy drogué wu te dañuy drogué obligé xale bu jigéen bi mu drogué pour mën a def yenn yi donc ñaar ñëpp buñ nekkee ci drogue mën nañ la def loo xam ne après dañ koy réccu léegi loolu ñu ko def nag après bi seen xel dellu see ñu jox ko maletu xaalis ne ko noppil jëlal malet bi nga jël sa passeport nga dem sa yoon gis nga léegi kooku bu jëlee malet bi ak liñ caché yi mu njëkkoon a am daal dem yoonam donc loolu benn la beneen bi mooy pratique mystique bi nga xam ne mi ngi ciy raxas waaw pratique mystique bi tamit daf ci am parce que am na ñu ne tamit Dubaï du ay naar kese fa dëkk melting pot bu yéemee fa am ku nekkaa ngi biir Dubaï américain bi am xaalis mi ngi fa toog parce que la vie est belle duñu ay population bu bari non du population dëkk bu ndaw la et puis population bariwul ña fa ëpp ay étranger ñu fa ëpp ay étranger lañ donc Inde yaa ngi fa ñu Inde yaa ngi fa ñëpp a ngi fa ñëpp bëri na ay ñu fa nekk mu am pratique mystique boo xamante ne tey ji am na benn jour ma doon seetaan Oustaz Taïb Socé mi expliqué ni ñenn Sénégalais doon escroquer ñenn ñi nekk Dubaï foofu noonu mu ne comme tey ji boo jëlee benn bouteille nga jël benn safran nga def ko ci kaw bouteille bi ni collé ko ci bouteille mu am benn kii poudre bu jaune nga jël bouteille bi def ci ndox bi dafay doon ndox mu leer ma dugal ko yëkkati biiru naar bi dugal ko ci ne la gis nga ndox mi ni mu weexee ma yëkkati ko su ma ko sëkkuwee xam nga ndox mi day dem laal kii bi dem mu jaune may la gis nga tooke bi nekkoon ci biir bi yow ngaa naroon naa dee bu ko defee kooku daal di yéemu ne xoolal Sénégalais bi lu mu génnee sa biir bi xoolal kii damaa naroon naa dee donc bu ko secoué waat ko génne la bouteille ne la am lu muy def ay genre tar yooyu noonu génne bouteille wan la ko c'est-à-dire am na ñoom dañoo gëm mystique bi foofu ba nga xamante ne fii am na ñuy jóge fii dem foofu di jaay affaire mystique te si la ñuy dóor ay dóor yi pour am xaalis mais am na ñoo xam ne si ni dogguma la am na ñoo xam ne si ni fii ñëw aussi di def ay pratique mystique maanaam di def yenn yoo xam ne si ni yeneen xeet yi ñoom ñooy ñëw def di ko def foofu lu ñu leen digal la soit ci ay xale yu jigéen lañu koy def soit ci góor Dubaï lañ koy mën a defee foofu lañ koy mën a defee donc soit ci xale yu jigéen am na yoo xam ne mooy li ma doon expliqué mooy am na ñoo xam ne ay fantasme sexuel la maanaam ay déviance la sëy jigéen foo xam ne ci ginnaaw la toog di neefere jigéen jël sa loxo am foog noog ay yoo xamante ne c'est parce que am nga xaalis lu nekk tenté nga ko tu te crois tout permis ngay def yoo xamante ne defuwul sax
parce que am nga xaalis da ngay drogué ba doo xamante foo taxaw jigéen bu taxaw sa kanam day mel ni mala la nga koy fay xaalis mi sëy ak sa xaj bi nga xam ne moo nekk ci kër gi nga koy fay xaalis mi def naka sudul noonu parce que am nga xaalis yow da ngay bëgg di humilier nit loolu beneen mbir la kooku déviance la boo xamante ne c'est psychologique c'est personnel mu am boo xamante ne côté mystique bi la waaw da ngay def lii pour am xaalis waaw foog nga def lii pour am xaalis lii da nga koy def ay genre sacrifice dañ ko mën a tuddee yoo xamante ne ay secte ñoo koy def léegi nag yow boo demee bu dugg seen ay loxo lépp loo leen jaral lépp lu mu leen jaral dañ koy def am na si ñoo xam ne sax dañuy dem ba boo ñàkkee chance dëgg boo moytul ay trafic d'organe ngay mujjee ak affaire yooyu parce que dañuy am lu ñu soxla si jigéen wala am lu ñu soxla ci góor ba boo ñàkkee chance fa la ñuy mujjee ak yow te du mujj fenn parce que dañuy xam ni mbir mi demee ak fi ñu koy jaar loolu moo tax c'est un mal qui est très profond boo xamante ne mi ngi fi ñaari partie la nag am na partie boo xamante ne côté déviance lañ koy mën a tuddee am partie boo xamante ne côté mystique lay doon léegi nag naka ngay defee la part des choses intervalle diggante ñaar ñooñu mu am ñoo xam ne jigéen ñoo xam ne ay victimes lañ ci parce que la plupart du temps ki lay jëlee fii di la yóbbu wala ki lay jox invitation bi du ne da ngay dem pour lekk ji neefere du la ko mës a wax mais danaa laan da ngay dem am nga rendez-vous am naa benn soirée bu am solo boo xamante ne ay milliardaires ñoo ñëw ma soxla ay xale yu jigéen yu rafet yoo xam ne ñooy toog ak ñoom ci table yi ñoo leen di accompagner bu ñu fa jógee dañuy dem seen hôtel dinañ dem ville bi dinañ dem ville bale mais loolu lépp ñu la wax boo yeggee da ngay gis ne inverse bi ngay gis parce que dina am lu ci am waaye buñ ci la ca gannaaw loolu moo dul am te boo yeggee nañ def seen i manigance ba récupérer sa passeport nga xamante ne yow léegi fi ñu toll nii amatoo foo jëm amatoo muccukaay da ngay toog di leen déglu ba ñu pare si yow delloo la sa passeport loolu moo tax parfois c'est très risqué jigéen di voyager yenn voyage yoo xamante ne amul kenn comme fa xam lu dul benn partenaire bu la contacter rek nga dem amul ni nga ko waxee noonu lay demee saa su nekk fii ñu gis ñi jigéen ñi ni ñuy tukkee dañuy xëy suba rek daal di def seen statut nekk ci biir avion direction destination Dubaï donc bu ñuy demee tamit noonu la ñuy def filmé waat dugal seen statut nekk ci dund boo xam ne si ni daal dund bu doy waar lay nekk te et puis boo leen xoolee fii boo gisee ni ñuy dundee fii wala seen famille nga xam ne ñii tey waruñu mën a am moyen boo xam ne si ni war na leen yóbbu di leen permettre ñuy dund bu mel noonu foofu ci Dubaï mais aussi ñàkk a doylu bi fii ci la bokk suñu société bi aussi ni mu demee léegi société bu matérialiste la ñu amee léegi daanaka lépp léegi am la koom-koom la dañ koy wane ci téléphone dañ koy wane ci statut yi dañ koy wane ci ak nu mënti nekk daal ku nekk yaa ngi wane sa bopp boo demee resto sax yaa ngi wane li ngay lekk donc ñu nekk benn société boo xam ne si daanaka dara umpeetul te lépp léegi xaalis la comme boobu moo ñu sonal mooy pousser ñi nga xam ne si ni bu ñu amul gëm-gëm bi wala bu ñu amul benn éducation bu dëgër bi rek dañuy dugg ci yenn dérive yi effectivement wax nga ko xam nga da nga wax ñàkk doylu bu mu am beneen boo xam ne dañ koy fàtte bu nekk ci wet gi mooy ndóol gi Mahfouz am na xale jigéen yoo xamante ne ñi ngi yegg seen kaw parce que benn sandwich la wala benn shawarma wala benn hamburger fii ci Sénégal ci banlieue bi kooku tey ji jarul dem Dubaï am na koo xam ne boo ko assuré reer rek loo ko def loo si koñ bi mu def ko foo ko yóbbu mu topp la am na koo xamante ne resto bi nga koy yóbbu biir Almadi wala resto bi nga koy yóbbu teg ko fa tegal la ñu jox ko menu boo xamante ne leer na ko ni lii bu ko amee balaa mu ko amaat après foo ko yóbbu mu topp la menu bi la ci nekk sax lekk yi sax xamu ko sax waaw day toog naa nii rek waaw xam nga kooku tey ji ndóol moo koy def loolu mu def am na ñoo xamante ne sandwich bu 600 francs rek am nañu parce que seen kër guddi gi du ñu reer amuñu lu ñu reeree am na koo xamante ne tey ji benn sac wala benn cheveux bi boo ko jëndee lu nekk mën nga koo defloo yooyu mi ngi fii ci Sénégal jarul ñuy dem Dubaï te ñoo ñu ngi leen di jël en otage c'est parce que le gars daf lay assurer sa reer chaque jour ngeen daje ci fast food bi mu jox la sa reer war mu yónnee loo dem jëndee reer bu subaa si ngoon wala gannaaw suba samedi ngeen daje feneen gannaaw suba ngeen dajewaat feneen pourquoi parce que waa ji moo la yore sa reer mais kooku tey ji est-ce que bu doon lekk ba suur dina faale waajooju ak sandwich am wala ay reeram yooyu amu fi donc bëri na yoo xamante ne am na comportement yoo xam ne ñu ngi koy am ndóol gi moo ñu koy indil te loolu boo duggee ci banlieue di nga xam li ma la ci wax di nga am baax li ma la ci wax am na kër yoo xamante ne añ rek lañ lay assuré ndekki boo amul copain bu la assuré ndekki ak reer fande dina la rey ci biir kër gi parce que añ la ñuy woote ñëpp toog reer paa bi day débrouillé fële mère bi débrouillé fële xale yu góor yi ku nekk dem lijjanti ji ko boo amee ay copain nga dem xaaraani ji bu dee jigéen nga boo amul far bu la jox reer noonu ngay jaaree doo reer donc yooyu ay mbir la yoo xamante ne pauvreté bi parfois dafa nekk tamit benn cause boo xamante ne dafa xóot si nga xamante ne parfois yàqu-yàqu jikko jamono yi parce que nga xamante ne joxul doomam reer joxu ko ndékki ndax dana ko mën a yar na ma ko war a yaree dafay am jafe-jafe pour yar bu ko dee wuti tamit du ko mën a tere foog mu lekk mënul toog di dee donc yooyu yëpp tamit parfois ay cause la yoo xamante ne dafay wane ne tamit yenn parfois am na loo xam ne su ñun la nekk balaa moo gën a dem bitim réew bu weesu loolu weesoo mooy doylu bi nga doon wax léegi nii
et c'est très important parce que xam nga tey jii bu fekkente ne nit ki dafa war di moytu di mel ni ab xob ni ko suñu Abdou Lahad Mbacké doon waxee mu ne ab xob nit da ngay mel ni yëkk bañ a mel ni xob boo melee ni ab xob ngelaw lu naaw dina dugal ci ab pax te du la fa mën a génne boo melee ni ab yëkk nag ngelaw lu ñëw romb la fa bala fa dem ñëwaat bawaat la fa waaye xob moom mën na dugal ci ab pax te du la fa génne waaw lu koy waral nag mooy tey jii parfois benn mimétisme social bu ñuy gis maanaam di tolloole ak ñoo xamante ne tolloo la woo ak di bëgg yemale ñoo xamante ne yemoo leen ak di àndanda ak ñoo xamante ne waru leen a ànd parce que dañ koy wax les oiseaux du même plumage vont toujours ensemble ñi nga xamante ne ñoo yem ñoo war a ànd ñi nga xamante ne yemuñu dañu waruñu ànd parce que am na àndandoo yoo xam ne ak fréquentation yoo xamante ne moo lay dugal ci yenn dérives yi ñoom peut-être am nañ papa ju leen ko jox wala am na chance daje benn copain boo xamante ne yàlla mënee na ko gan mën na ko may léegi benn 300 000 francs du ko coûter dara yow nga nekk ci koñ bi am sa benn copain boo xamante ne étudiant la mun la may sax benn 10 000 francs yu bokk buum nga bëgg di comparer sa bopp ak koo xamante ne daanaka xëyam rek mën na lay finalement da ngay dugg ci ay mbaraan dajex koo xamante ne ay kaymaa la ñuy doon dañ lay def loo naka sudul noonu seen xaalis kenn du ko lekk duñ ko lekkee noonu loolu lañ lay wax sax suma xaalis kenn du ko lekkee noonu léegi ñu dugal la nag ci benn cercle boo xam ne dootoo mënati génn bu la Mahfouz joxul ngay naa seeti libaas bu la joxul ngay naa seeti Moustapha jox ma ne naa seeti Judóor ñoom dina am ku ma si jox donc tey jii loolu nag moo lay dugal ngay dem di dem ba finalement yow dootoo nekkati mais da ngay transformer sa benn objet commercial boo xamante ne rendre sax compte c'est-à-dire le plus offrant rek mooy am dara ci man bu dee copain nga wala far nga ku gën a am xaalis da ngay teg rek xool kii moo gën a am xaalis kii moo gën a donc kon du ma ko décroché kii laay décroché donc finalement yow transformé nga sa bopp nit ko benn objet boo xam ne dañ koy jaay te rendre si compte te bëri na ay jigéen ñoo xam ne actuellement elles sont devenues des objets commerciaux autant pour moi donc ñoom ñëpp nekk nañu objets commerciaux yoo xamante ne kenn renduñu sax compte donc loolu moo tax ma jàpp ne doylu bi lu am solo li nga ko ci waxee ndóol gi nekk na ci cause tamit boo nee doylu nag ni ndóol da ngay delluwaat ci éducation parce que je pense que loolu mooy doon soubassement bi nga xamante ne war naa mën a dimbali ñu mën a moytandiku yenn yi nag ñu moytandiku yenn yi en tout cas lu ci mënti am mooy que ni lu ñuy gis la ay faits yu ñuy gis la mais aussi li ñuy gis li nga xamante ni yaa ngi koy wax léegi muy Scott Geur yooyu ngay wax mi ngi am fii Sénégal tamit am na ñoo xam si ni aussi ay borom daraja yoo xam si bu ñu ñëwee Sénégal aussi dañ leen di utal xale yoo xam si ñoom ñoo leen di accompagner fu ñu mënti nekk seen ay table seen ay chambre d'hôtel donc déggoon nañ ko fi sax ci affaire Miss Sénégal bi ak Ndeye Fatim Dione bi nga xamante ni am na ay hommes d'affaires yi ñëwoon ñu boole leen ak ñoom yooyu aussi mi ngi am fii Sénégal boobu jarul sax ñuy dem Dubaï aussi waaw lu existe la fii lu fi am la xam nga ñu baal ma ci kàddu gi mais c'est de la prostitution déguisée Dubaï moo feeñ rek fii mi ngi am Dubaï mi ngi am fii au Sénégal mi ngi am fii seulement nag ak nañ koy defee parce que dem bay defloo nit yenn yi moom mais bu dee wàllum prostitution déguisée moom lu fi yàgg am la prostitution déguisée bi moom la ñuy wax escorte yi léegi ñoom ñooy ànd ak ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi mooy prostitution de luxe maanaam yéen du ngeen ànd ak ay ñoo xamante ne ay clients u baadoo la du ngeen taxaw ci trottoir am na fu nga xam ñoo xamante ne xam nañ leen ñoo leen di booleeg ay kilifa ngeen dajal ñoom ngeen di àndal ñooñu ngay gis parfois mooy koo xamante ne dafa yor benn appartement yor benn oto yor benn train de vie boo xamante ne yow da lay leer ne kii yow mi jàng dem université jóge fa dem def ji formation toog am yenn poste yi mën nga koo liggéey 10 ans doo ko am moom dafa lay leer ne otom bi muy dawal ak yow xalaatoo sax am ko ba koy dawal kon loolu tey ji dafay poser question ci ñenn ñi nga xamante ne am nañ benn train de vie bi te amuñu benn liggéey boo xamante ne mën nga leen koo xamee du luñ dondee seen papa du luñ dondee seen yaay du liggéey boo xam ne moo leen ko may parce que la plupart du temps amuñu sax 30 ans âge yu ndaw la ñuy am donc loolu benn mbir la mais ñan ñooy entretenir réseau yooyu mais ay kilifa ñoo koy entretenir ay autorités ñoo koy entretenir ci dëkk bi fii ñoom ñoo lay boole ak ay kilifa yoo xam ne ci réew mi la ñuy bokk ñoo lay boole ak ay kilifa yoo xam ne ci bitim réew la ñuy bokk donc kon loolu tey ji loo xamante ne la comme ni ñuy waxee prostitution ni muy àndee ak société c'est un phénomène social boo xam ne ça existe dans toutes les sociétés prostitution de luxe tamit noonu la nekkee benn mbir moo xamante léegi société yëpp la am tey ji dëkk boo dem am na sama benn professeur moo ko doon expliqué mu ne dafa dem benn dëkk sous région bi bañ cité tur bi mu ne dafa yegg bi mu yeggee ci hôtel ba pare biñ ko installé ak yooyu noonu yëpp dafa jekki ji waa ji ko installé dafa dem indi ko benn xale bu jigéen nekk kii moom lañ lay recevoir moom lañ lay genre moom lañ lay teralee mais kooku tey ji du koo xam ne daf koy jëlee si trottoir bu koy jëlee si mu ne xale bu jigéen boo ko xoolee rek boo moytu da ngay sëgg mu leer na du kiy taxawaal ci trottoir du kiy taxaw fenn mais am na ñoo xamante ne yooyu la ñuy te loolu am na ci dëkk yu bëri
benn réseau la boo xamante ne dañ lay utiliser diw sàngam ñëw na yow yaay dem diw sàngam bu ñëwee suba kële mooy dem bu ñëwee kii mooy dem donc loolu tey jii benn prostitution la boo xamante ne réseau bi duñ ko gaaw a démanteler parce que ay kilifa ñoo nekk ci kaw duñ ko gaaw a démanteler parce que ñu koy alimenter tamit dañ ciy am xaalis parce que ñooñu ñu koy jox la plupart du temps duñu ay baadoo la te souvent dañuy am ay commission te buñ dellu si waatee ñu indiwaatal leen keneen wala ñu am mu doon liggéey ay pratiques yoo xamante ne ay pratiques yu courantes la et puis loolu sax sori na tey ji yow boo dem séminaire yi nii ay Lac Rose ak Mbour yi nii rek da nga fay fekk réseau yi dafay am yow génn nga man génn naa dem nañ ci yenn saa nga ne Mbour gii rek Mbour wala Lac Rose rek nga dem fa nga gis souvent ni bu guddi jotee wala yenn heure rek nga gis ñu commencé réseau yi commencé di daw nii tuuti bu la yàlla dimbaliwul aar la tuuti rek nga commencé tarxis dugg ci yenn yi donc ay mbir la yoo xamante ne à un niveau local da nga koy sentir mais noonu lay màggee ci kaw ba sommet yi nga xam ne ay sommet yi gën a ngande la moo tax ñu ko doon wax fii la dernière fois kan bi da nga gis dañ ciy gis seen bopp bu sommet amee tamit dañ ciy gis seen bopp bu leneen amee tamit dañ ciy gis seen bopp parce que fu mbooloo daje rek day am ñu baax am ñu bon maintenant réseau yooyu nag comme ni ñu ko waxee du yomb a kase parce que ñu koy entretenir la ak ñu koy téye c'est un business boo xamante ne yombul démanteler de telle sorte que doo ci sax mën a teg non doo ci teg ba du am trace voilà du am trace lépp dañ koy coordonné ci suuf lañ koy coordonné du am benn trace doo gis ku taxaw ne damay jaay kii wala damay jënd ki c'est-à-dire yow boo ci bokkul mi ngi noonu yow boo ci bokkul xamoo ko yàggoo dox doo comprendre mbir maa ngi daw fii ci suuf yooyu nag ñi ñuy utiliser mooy ñan ay sœur lañ ay mag lañu ay rakk lañu ñoo ñuy utiliser nag loolu mooy malheur bi parce que da ngay dugal ci mbir moo xamante ne après te comme ni ñu koy waxee milieu la boo xamante ne milieu prostitution boo ci duggee souvent da nga fay fekk drogue da nga fay fekk vulgarité da nga fay fekk saaga da nga fay fekk wax ju ñaaw da nga fay fekk yoo xam ne da nga fay fekk maanaam jikko ju rafet dootu fa nekkati. yéen annonceurs yi yéen ñi nga xamante ne da ngeen a yor seen entreprise bëgg lu jëm ci wàllum couverture médiatique Eureka Business Group mooy solution bi yéen la fi nekkal Eureka Business Group di structure boo xamante ne nag dafay innover muy yëngatu ci wàllum marketing wàllum communication ba ci sax li nga xamante ne moom mooy événementiel ngeen mën fa fekk nag personnel bu qualifié bu dynamique ak teg ci nag mën lool li ñuy def lépp loo xamante ni dafa jëm ci xeetum publicité moo xam ay panneaux publicitaires création de contenu ak création de spot roadshow distribution de flyers community management Eureka Business Group édité site d'information www.sunugal24.net ak chaîne médiatique bi nga xamante ni moom mooy Sunugal 24 ñu leen di jox ay xibaar yu leer te wóor moo xam wàllum société wàllum politique wàllum tàggat yaram ak lépp loo xamante ni dafa soxal askan bi a télécharger leen application bi ci Play Store wala Apple Store. Eureka Business Group dafa yëngatu itam ci wàllum cinématographie ak première production à succès bi nga xamante ne andil na leen ko muy Allo DG yéen annonceurs yi lépp lu ngeen soxla ci wàllum visibilité ci seen ay produits seen ay services ba ci sax ci wàllum événement mën ngeen ñëw woo ci 33 835 45 30 wala 77 715 07 23 76 817 06 28 wala sax ngeen contacter ñu ci sunu adresse mail bi nga xamante ni moom mooy eurekabusinessgroup@gmail.com ak Eureka Business Group soxlaatu leen di wër gisal nañu leen. nit pour mu def ko foog mu ñàkk worma foog mu ñàkk worma mooy war mu mel benn melokaan boobu te ñàkk worma bi li koy yóbbee mooy mu am lu mu jëfandikoo souvent dañuy doon ñoo xam dañuy naan wala ñuy tux wala ñu am benn comportement boo xamante ne duñu lucide pour ñu mën a yegg neen ni wala ñu pour ñu mën a def yéen loolu moo waral nag bu commencé tux bu commencé naan bu commencé def yéen yi après dañ koy société daf koy commencé ñàkk nag mu commencé dox ci marché bi nag léegi marché boobu mu nekk ne dafay bañ a wét parce que comme nekk na ci marché bi léegi day wut ñu mu àndal wut benn groupe du groupe di formé wu loolu ñoom ñooy nag dem nag ba nekk ay déviants yoo xam ne dañuy nekk ci wet gi di def naka sudul noonu di fexe nuñ ko gën a yaatale mooy groupe déviants yi nga xam ne dañ leen di constater souvent. en tout cas lu doy waar la mi ngi fa am ci réew mi nag mi ngi am feneen donc moo indi li nga xamante ni moom moo xew ca Dubaï donc muy Dubaï porte à porte mu nekk nag loo xam ne si ni biir mu doy waar la donc télévision yi nga xamante ni télévision internationale la sax ñi ngi ciy def ay plateau di ci waxtaan ndax
tax phénomène la boo xam ne si dafa yéeme nit mu dafa dépassé entendement quoi. C'est sérieusement boo koy dégg am ñoo xam si ni sax buñ koy maanaam nee nañ bu ñuy xool vidéo bala bu ñu gisee photo bi sax seen xel dafay wëlbatiku. donc xam nga loolu dafa moo tax ma ne du lu neen waaw c'est-à-dire loolu nit mënul xalaat warul mën a xalaat sax di def loolu. te moo tax sànq moo doon wax ne am na lu leneen lu nekk ci ginnaaw sax muy sacrifice yooyu ñuy def affaire mystique yooyu ñuy def loolu moo leen koy jaral mais loolu moom vraiment amul sax hygiène quoi. non amul wér amul dara voilà amul wér ci ki koy def ak ki amul bànneex amul dara ki koy def amul donc am na lu nekk ci ginnaaw loolu nag la ñuy gëstu xool lan la mais pas di waaw loolu laa wax ma ne moo tax ki ko def ak kiñ ko def man dama naan su ma doon mbugal wala ma am ku may condamné carrément ki ko def laay condamné carrément que ki ñu ko def parce que ki ñu ko def la plupart du temps victime la ki ñu ko def li ci ëpp bon dédouané wu ma ko nag waxuma ne non dafa kii nii mais la plupart du temps su doon dañuy séddale affaire yi dama naan que à 80% moom la ñu war a gën a condamné que ki nga xamante ne moo ko def parce que parfois dinañ ko yóbbu ci condition yoo xamante ne du mën a bañ xamoo ban pression lañ ko teg xamoo fu mu nekk xamoo luñ ko teg xamoo donc bëri na yoo xamante ne parfois kiñ koy def dina ko subir ba nga xamante ne est-ce que lucide na sax bañ ko koy def loo est-ce que piqûruñ ko est-ce que donc bëri na yoo xamante ne war nañ koo mën a poser question parce que pour man jàpp ma ne nit ku ànd ak xelam sensam yëpp nekk ci moom loolu nga xamante ne ay déchets la nga war ko dugal sa gémmiñ nga xamante ne appareil digestif pour man loolu nit ku normal ànd ak sagoon dëgg-dëgg du ko def wala bu koy def sa dina tëj gémmiñam dañ koy ray waaye du nangoo dugg foofu parce que tey jii da nga koy xool ci ku nekk rek yow boo duggee boo rombee bu ñu la tuflee rek ngay bëgg dee tuflitu jàmbur bu la dalee rek ngay bëgg dee waaw waxuma la nag ngay yegg foofu donc mbir mu doy waar la bu sori la en tout cas daal jigéen ñi daal ñu ngi leen di ñaaxaat ñu gën a xam bu baax fi ñu teg seen tànk c'est vrai xam seen bopp wóorul àdduna bi wóoratul kaay ma yóbbu la Dubaï kaay ma yóbbu la Qatar kaay ma yóbbu la ci loo xam ne si nii tegul fenn amul liggéey amul dara dama lay yóbbu jëndal la utal la hôtel jox la ay contrat de travail yoo xam ne si nii contrat yi dara baaxu ci donc nga dem foofu ñu teg la comme li nga xamante ni moom moo xew Dubaï après sa der yàqu xamoo ba xam filmé nañ la xamoo fan lañ koy dugal après loolu aussi yaakaar naa ni war nañ ciy bàyyi xel bu baax doylu daal moo am solo bu safa c'est très important nañu doylu ku am fukki dërëm nga xam ne fukk nga am ku am 100 francs nga xam ne 100 francs nga am mais bañ a xool fi nga xamante ñi nga xamante ni ñoom ñoo la tane mais da ngay xool yow ñi nga xam ne yow yaa leen tane quoi mais boo fekkee da ngay xool benn nit koo xam ne si ni peut-être papam am na xaalis yow sa papa amul xaalis nga bëgg a xool ci kooku lu mu def ngay di nga ko def restaurant bu mu dem ngay di nga fa bëgg a dem je pense que ci ay tooxi doona rek ngay dugg Moustapha xam naa téye naa lu yàgg ma bàyyi la rek nga daal di def sa mot de la fin ñu yëkkati jotaay bi waaw mot de la fin bi fi ñu koy lenk rek tey mooy benn question boo xamante ne Thione Seck posé woon na ko mu ne ndax jigéen xam na boppam man je pense que loolu mérite ñu koy posé à chaque fois parce que boo gisee ni ko yàlla terale li mu ko may tuddee ko saar fi mu ko teg mu doon magasin boo xamante ne daanaka lépp ci jigéen lay doore mooy jur mooy ëmb mooy def le ba lépp juddu nit ni mu sacré yàlla dénk ko jigéen ne ko teel ma ko 9 mois nga génnee ko donc kon kooku tey jii buñ taxaw ñe ndax jigéen xam na boppam boo demee benn sandwich jaral la ngay jaay sa bopp mbaa ngay jaay sa ngor ndax jigéen xam na boppam boo demee benn poste pour feeñ ci télé jaral la ngay joxe sa bopp wala ngay jaay sa bopp ndax jigéen xam na boppam boo demee ba iPhone 13 jaral la ngay joxe sa bopp mbaa ngay jaay sa bopp ndax jigéen xam na boppam boo demee ba défendre say intérêt politique wala leneen taxaw nga sosal nit mbaa ngay wax lu amul ndax jigéen xam na boppam c'est-à-dire c'est une interrogation boo xam ne il faut que ñu koy poser parce que pour man jigéen bu xamee boppam dëgg non duñ ko seen foofu xam fi ko yàlla teg waaw dina am leneen loo xam ne dina ko def mais pas duñ ko seen si dérive yooyu mi ngi noonu en tout cas am na solo bu baax a baax fi nga tëjee nañ jéem a questionnement yooyu nga xam ne si nii soulevé nga ko nañ jéem a xool lan mooy réponse yi ñu indi ko pour mën a indi solution jaajëfal la bu baax a baax jaajëfal di bas moom mi nga xamante ni moom moo nekkoon ci réalisation bi ak technique bi ak ñëpp ñi nga xamante ni jàppoon nañ ci émission bi ba mu yemb yéen ñi nga xamante ni également tous les jours yéen ñuy topp ngeen taamu émission bi def ko seen émission bopp muy point de la rédaction ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax ngeen wéy di abonné ci suñu chaîne YouTube di aimer suñu page Facebook télécharger suñu application Sunugal 24 via Play Store di leen jox dig daje ba suba incha allah ci beneen plateau jaa ngeen jëf